ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. on négocie pas négocier wuñu dañuy exiger carrément ñooñu ñu jot téye foofu nañ leen libérer nañ leen bàyyi ci nii wala ci nële. deuxième vague bi situation liggéeykat yi moo ko nar a déclenché ndaxte duñ ci bañ dara duñ ci bañ dara duñ ci bañ dara. conférence de presse bi nag du jàmm ndaxte nekkinu liggéeykatu Eiffage Marine du jàmm li ñuy dund ñoom ouvrier yi foofu ca port du jàmm liggéeykat yi biñ leen di jël ñu leen di signéloo contrat dañ leen waxoon ne bés bu nekk juróom-ñetti waxtu la ñuy liggéey waaye depuis septembre 2019 bi ñu commencé liggéey fukki waxtu ak ñaar la ñuy liggéey muy benn ñaareel bi ñeenti waxtu yi nga xam ne ay heures supplémentaires la ndaxte 8 heures la ñu waroon liggéey moom la ñu signé ñuy liggéey 12 heures de temps ñeenti waxtu yi nga xam ne bés bu nekk ñu ngi koy def heure supplémentaire kenn mësu leen ko fay depuis septembre 2019. ñetteel bi weer bii ñu fay leen 60 000 weer bi ci topp ñu fay leen 65 000 weer bi ci topp ñu fay leen 50 000 maanaam seen salaire fixul monte de bi ñuy signé bi ñuy commencé du loolu lañ leen waxoon. weeru koor bu jotee 15 minutes de pause la ñuy am maanaam da ngay liggéey 12 heures de temps nga am 15 minutes. xëy na pour julli benn yoon heure ndogu bu jotee am nga 15 minutes pour ndogu daanaka kon da ngay liggéey fukki waxtu ak ñaar yu teglantoo 30 minutes ñaari 15 minutes nga am pause. avant weeru koor dañuy am 1 heure de temps de pause weeru koor bu ñëwee ñu ne leen déet comme da ngeen di woor da ngeen liggéey ñu jàpp ne loolu nag tubaab yi ñu ngi bëgg a moom. ndaxte bu fekkee weeru koor amul solo ci ñoom ñun weeru koor daf weer bu sell la weer bu am solo ci ñun la heure bi nga xam ne moom lañ doon pause avant weeru koor buñ ko yokkul waruñu ko wàññi ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite Eiffage Marine ni ñuy jëflanteeg ouvrier Eiffage Marine respect amu ci ni ñuy doxalee ak ñoom seen xaj sax comme ay tubaab lañu moo gën a ànd ak respect moo gën a ànd ak worma que ni ñuy jëflanteeg li nga xam ne moom mooy liggéeykatu ouvrier Eiffage Marine. rax ci dolli weer bu nekk ñu yóbbu ñu chômage technique ci biir weer bi di nga gis sax ñu yóbbu ay liggéeykat benn yoon ñaari yoon wala ñetti yoon chômage technique. te duñ la ko fay waxuma la nag ku sa kër ñu dàq la 28 délégués moo fa am te 28 délégués yi ñoom ñoo ko tànnal seen bopp wax nag liggéeykat yi kaay leen nag ngeen dem élection waaye candidat yi mooy 28 délégués yi ngeen validé ko ba nga xam ne jafe-jafe bi mu commencé amul benn délégué bu ci yéey yàppi ndaxte délégué yi ay benn wiiw yi lañu waaw. dañ leen di diri rek du ñu taamu seen doom fu en fait fu muy dal ñu jàpp nag ne lii du dëgg du yoon mënuñu nangu nekk suñu réew Sénégal doomu Sénégal ñu koy buntu xatal ci réewam kan moo ko def doxandem kan moo ko def ay doomu France te du guléet semaine dernière fii la ñu defoon conférence de presse ak liggéeykatu VSF
ay indiens ñoo ko moom ñu licencier juróomi liggéeykat ci juróomi liggéeykat yi amoon na si jigéen boo xam ne dafa ëmboon buñ koy licencier te droit du travail bu Sénégal dafa dàq ñuy licencier jigéen bu ëmb. dégg ngeen fi weer yële passé waa GCO Grande Côte des Opérations moo nekk Diogo licencié en pleine pandémie en plein coronavirus licencié ay liggéeykat ay français tamit ñu ñëpp dégg nañ ko. ñenn ci liggéeykat yi nekk Eiffage Marine liggéey nañ ci terre bi même condition boo sëkkatee ñu dàq la sa salaire waaw dinañ fexe ba doo ci jot wala boo ci jotee doo am en fait li la neex ngay liggéey 4 heures de temps heure supplémentaire par jour kenn du la ko fay ndax lan ndaxte président Macky Sall lu France wax lu chef d'entreprise française wax lu entreprise française def baax na ndax lan ministre du travail lu entreprise étrangère wax rawatina entreprise française mu ne pat ndax lan suñu inspection du travail bi mais c'est une inspection du travail corrompue ni état du Sénégal nekk état du Sénégal corrompu muy toog di seetaan ñuy def lii liggéeykat yi loolu moo tax ñu ne wax dëgg yàlla lii mënul continuer waaye itam ñëpp xam nañ ne ci wàllu liggéey heure guddi bokkul ak heure bëccëg guddi pour nelaw la waaye Eiffage Marine boo moytuwul sax heure guddi moom la ñuy gën a ñàkk fay que heure bëccëg or heure guddi buñ koy fay moo war a gën a bëri moo war a gën a cher que heure bëccëg loolu itam ñu ngi koy ñaawlu ba fu ñaawlu yem depuis alxames nag bii passé liggéeykat yi nee nañ mënatul nekk waaw lii moom du dem dootuñu ko nangu tey dootuñu ko nangu ëllëg ñu banque seeni loxo ñun nag waa FRAPP section Dakar bu FRAPP ñu ne leen du ngeen wéet ci xeex bi comme centrale syndicale yi dañuy lekk seeni per diem lekk seeni salaire u xawma conseil économique social et environnemental lekk seen payooru au conseil des collectivités xawma territoriales lekk seen xawma salaire u membre de conseil d'administration moo tax ñu ne pat ñuy lekk rek di wan rek toog di seetaan liggéeykat yi ñu leen di noot ñu torox comme syndicat yi ñoom itam ñoom ñëpp dañ leen jënd ñu ne pat ñun waa FRAPP Dakar du ñu toog seetaan suñu ay mbokk ñu leen di toroxal di profito nag di wax président Macky Sall nee na waaw comprendre na xawma signalu jeunesse bi dafa am problème emploi mais ñun waa FRAPP li ñuy wax mooy problème emploi fi muy commencer mooy emploi yi nga yore balaa ngaa lijjanti emploi yi nga war a créer yow emploi yi nga yore naka nga koy yorewee ku mënul yore xaw ma ngunu ginaar nu muy yore ab réew ku mënul sàmm ñoŋal liggéey yi nekk Eiffage Marine liggéeykat yi nga xam ne ñu ngi ci yeneen entreprise yi mais naka ngay créer wee emploi donc président Macky Sall fi ñu koy njëkk interpellé mooy déjà liggéey yi nga xam ne moo am nañu fexe ba entreprise yi di respecter ak yelleefu liggéeykat nañu fexe ba liggéey yi nga xam ne moo xas ba am mu nekk des emplois décents ñu lay fay payoor bu mot ci waxtu di respecter sa ak yelleef di respecter le droit syndical mais ñun waa FRAPP nag suñu xel mën na nangu ne bu fekkee président Macky Sall moo ne moom lu ko gën a yittal mooy réduire l'opposition à sa plus simple expression c'est normal que ci biir entreprise bi ñuy réduire les droits syndicaux des travailleurs à leur plus simple expression et que loolu nag moo fi war a dañ président Macky Sall ak ministre du travail nekkee wuñ fi lu dul bu ñu salfaañee sañ-sañu liggéeykat yi ci Eiffage Marine ak feneen ñu ne gongo ñu ne pat ñu ne muut ñu ne tekk ñu ne meng lii nag dina jeex bu dee première vague bi ñuy wax ci manifestation yi affaire Sonko moo ko déclenché bu ñu moytuwulee deuxième vague bi situation liggéeykat yi moo ko nar a déclenché ndaxte duñ ci bañ dara duñ ci bañ dara li ñuy wax nag liggéeykatu Eiffage Marine mooy pesum kanam borom moo koy fajal boppam
ñu ngi rafetlu déjà seen taxawaay di leen di jaajëfal ci seen taxawaay ndaxte ku ci nekk fi nga nekk yaa war a bañ ñun ñëpp sénégalais fi ñu nekk fi ñu dëkk fi ñuy liggéey bu ñu bañee suñu Sénégal dina ñoŋ. condition climatique yi fa nekk ak condition d'hygiène yi fa nekk benn baaxu ci ndaxte am na ci ñoo xam ne dañoo feebar ay feebaru poumon la ñu am ak respiratoire heure bu ñu demee ci médecin yi du ñu leen di wax ni yéen fi ngeen liggéey xanaa dafa am ay produits chimiques ñu ne leen waaw bu ko defee ñu nekk di dem ay rendez-vous di dem di dellu si loolu yëpp dañoo bëgg wax ni day dagg. encore dañuy nekk ci biir nga feebar boo feebaree ba pare nga war a dem infirmerie boo demee infirmerie lu ñu lay wax non mënuñu la jël en charge il faut nga am bon ñu ne bon boobu il faut nga dem ci seen autorité yi ñu bindal leen bon te loolu yëpp malade bi mooy jaabante di dem di ñëw pour mën a lijjanti loolu te or que moom malade boobu noonu am na chef de chantier am na chef d'équipe am na chef de poste loolu yëpp am na ko mais toujours malade bi la ñuy bàyyi moom muy jaabanteel boppam te loolu dama yaakaar ni du yoon malgré que ni nag chaque jour ñoo ngi koy kaas di ko ñaxtu boobu ba léegi dara mënul faju ñu gis ni weer bii ñu génn nii suñu payoor yi dafa gën a wàññeeku te toujours ñoo ngi liggéey les mêmes heures de travail ñu daal di wax ni nag loolu dafa doy ndaxte port bee ne question yi ñuy tabax noonu lu muy génnee ci xaalis dafa bari parce que benn question moo ngi def 16000 tonnes lépp béton ak fer la ak ciment fu béton ak fer di dugg ak ciment la yaakaar naa kooku ce sont des centaines de milliards yooyu ba pare ñun ouvrier sénégalais yi ñun mënuñu see gis suñu bopp te lépp lu fi rafet muy kër muy immeuble benn mépp n'importe quelle infrastructure bu nga xamante ne moo ngi fii nii ci biir Sénégal donc ferrailleur moo fa nekk maçon moo fa nekk coffreur moo fa nekk électricien moo fa nekk plombier moo fa nekk grutier moo fa nekk ak pompiste loolu yëpp ñun ñoo tax loolu yëpp mën a sotti léegi loolu naka la mën a sotti ba tax na ñun mënuñu see gis suñu bopp loolu la ñu taxawoon ñu daal ne tey jii kat nañ fi amee benn conférence de presse ñu dénoncé manquement yooyu noonu yëpp bu ñu fi jógee tamit dinañu jébbal préfet benn lettre pour xamal ko ne carrément daañu marcher dans les rues de Dakar ñuy interpeller son monsieur le président Macky Sall xamal ko ne carrément actuellement nii moo ngi décaissé ay milliards pour l'emploi des jeunes donc c'est le moment munoo nekk jeune am emploi ba pare ñu bëgg la jëlee ci sa emploi parce que ñoom nee nañu carrément ñëpp ñu nga xamante ni def nañu conférence de presse ñëpp ñu nga xamante ni dañoo bañ ne carrément dañuy manifester donc contre leur propre volonté te fekk ñun constitution moo ñu may loolu dañoo war a ñaxtu parce que droit la léegi ñu daal ne ni képp ku ñaxtu dañ lay dàq actuellement nii suñuy morom ñoo ngi foofu noonu port yónnee nañ fa benn camion gendarmerie ak ñetti camion police ñoo ngi foofu noonu actuellement au port ba pare am na ay arrestation te ñoo ngi wax ne nag dañuy exiger on négocie pas négocier wuñu dañuy exiger carrément ñooñu ñu jot a téye foofu nañ leen libérer nañ leen bàyyi ci nii wala ci nële tànk yooyu nag la ñuy oowee monsieur le président Macky Sall moom mu def intervention di oo tamit këru diine yëpp di leen di xamal ni comme que ñoom ñoo doon def médiation entre le président et l'opposition avec la jeunesse kon donc ñoo ngi oowaat kilifa diine yëpp bàyyi ñu benn tarixa ak église bi yëpp ñoo ngi leen di oo bu ko defee ñoom tamit ñu dox ci tànku jàmm. ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax